ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci teewlu bi seen émission face to face dellusiwaat tey nag ñu am mbégte dalal ci émission bi kenn koo xam ne suñu soppe personnel la mais seen soppale yéen ci boppam ndax homme politique la leader politique la waaye dafa bokk nag ci homme politique yi nga xam ne boo waxee ngeen déglu ko ndax du wax du def lu waxuwul ak lu doyadiwul tukula xalpulaar la waaye ku dégg olof la booy caare la aussi mais mu nekk koo xam ne man personnellement fu sori laa ko teg ci sama biir xol bi ndax ci ay yëfam bu ñu bëri nee nañu sax boo ko invité da nga ko tàppet mu napp la ba nga xam ne da ngay xaw a yaru réglé waaye nag fan bu ëpp la ak yàgg ko suivre ba ma nekkee stagiaire mu ñuy bëggal man ak sama ay nawle ñu daan dem ndax fait divers la ñu commencé doon seetaani procès ya ci tribunal donc di ko gis mu yor pippam bu gudd jël robe avocat bi wagas ko dégg nga di làq nag ay tubaab yu amul fenn te ñun dañu bëgg koy làq tubaab yu baax donc Maître El Hadji Amadou Sall daal mi ngi suñu biir xol ancien ministre de la justice garde des sceaux ministre la nag nekk na ko ay yoon yu bari macha allah ci nguuru président Wade mu wóolu woon ko kon mu nekk aussi koo xam ne ku responsable bu mag a mag la woon ci parti démocratique sénégalais na mu fa génn ñëpp xam nañ ko nekkul lu ñuy dellusiwaat aujourd'hui nag muy responsable ci parti bu bees boobu di parti des libéraux et démocrates PLD en acronyme PLD And Suxali Soppi leader ba di Oumar Sarr aujourd'hui ministre des mines et de la géologie mais fàttali nag dégg ngeen ko ci ni ma ko waxee c'est un très grand avocat bu mag la macha allah ci réew mi maître nga amaat mbégte dalalaat la ci plateau bi nga xam ne miin nga ko TFM tam miin nga ko macha allah ma bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi lay seetaan ginnaaw ba ma la gërëmee sant la ci ni nga répondre positivement sur l'invitation. Merci Aïssatou yow dama ko yàgg wax sama rakk nga sama xarit nga ba nga xam ne bi saa yow ma invité dama amul sax sañ-sañ ne déet ma lay nuyu di nuyu sa technicien di nuyu it sa collaborateur yëpp di tàmbale ko ci Youssou ba ci ki nga xam ne ki mooy balayeur bi nekk fii ci TFM yéen ay xarit ngeen ay mbokk ngeen. dëgg la alors maître ñu dugg ci xolu émission bi jagale ko na partie bu yaatu ci feebar bi di mbas mi nga xam ne mi ngi def ay ravages partout dans le monde ba ci fii ci Sénégal ñi ngi dégg sax professeur Souleymane Mboup mi nga xam ne moo jiite IRSF mu wax ne Sénégal variante britannique bi nga xam ne mi ngi lëmbee Europe ak la ko wër bu mel noonu dugg si na Sénégal mais boo gisee cas yi nu ñu baree cas grave yi cas yi positif mais surtout faat yi yow mi nga xam ne jaaroon nga si ndax première vague bi bokkoon nga ci victime yi macha allah yàlla sunu borom bi fëgg bopp bi boo gisee loolu gis tamit ne am na ay Sénégalais yoo xam ne ba tey gëmuñu ne feebar mi ngi fi maître loo ñu mën a wax ci loolu ak dem loo ñu mën a raconter ci yow sa expérience ak Covid. waaw jërëjëf Aïssatou damay wax ne Covid moom kenn du ko yéene mu dal nit. en tout cas man de bi ma daloon sonal na ma coono koo xam ne bi ma ci génnee dama sant yàlla. ndax dama koy wax bi ma dalee fukki fan laa def hôpital. waaye bi ma génnee perte naa fukki kilo ak juróom-ñaar. daanaka bés bu jot. di nga perte presque ñaari kilo. chaque jour. bi ma ñibbisee dem suñu kër pour yéeg étage bi mënuma ko ndax amatuma woon doole. sama yaram dafa daanu ci kawam ba àttanatuma ba pare ngay xëxët loolu soo ci génnee da ngay sant yàlla. may wax ne képp koo xam ne ki yaa ngi am xel ñaar naan am na walla amul da nga juum. am na du mbirum politique yàlla moo ko fi indi nañu gëm yàlla déglu docteur yi may wax ne tey jii soo demee Tivaouane saa yoo ko gisee
mu di Serigne Babacar Sy Mansour day yore masque. soo demee Touba saa yoo gisee Serigne Mountakha Bassirou xalif général dafa yore masque. faneen foo dem. soo demee Léona Niassène soo demee Medina Baye soo demee Ndiassane nga dem Yoff fépp nga dem Medina Gounass nga ñëw fii Ndakaaru foo dem rek kilifa yi ba ci Monseigneur Benjamin Ndiaye bi yore chrétien yi koo ci gis rek ni mu yore masque. la tax ñu di ko def du caaxaan. la tax ñoom ñu koy takk day war ab tegtal la ba nit ñi xam ñii ñoom lu ñuy moytu te ñoom ñoo ñu jiitu ñooy suñu ay njiit di moytu dara sa kilifa lu muy moytu la ko ak moom. kon nañu déglu borom xam-xam yi damay wax dara rek gis nga xam-xam. sallallahu alayhi wa sallam ngeen di mbindeef dafa joxoon nit ñi ne leen wuti leen sàkku leen xam-xam. donte ne da ngeen di dem ba Chine. xam nga nag moom day dund ne sàkk leen xam-xam kon xam-xam bi ñuy sàkk du xam-xamu diine. ndax ku wut xam-xamu diine ci moom ngay dem. xam-xamu àdduna la. gis nga tey soo jëlee ku mel ni professeur Seydi. bi muy am juróom-ñaari at la dugg école. jamono yi muy am ñaar fukki at mu am baccalauréat. tegaat ci ñaar fukki at di jàng pour mu nekk professeur. gis nga kooku su la nee moytul ma lii ci xam-xam la ko teg. professeur Souleymane Mboup kooku man sama mag la. ndax dafa am lu ñu bokk dañoo bokk suñu caaro yi. yàlla boole ko ci ñi xam-xamu paj. xam-xamu gëstu ci feebar. yàlla boole ko ci ñi ci ëpp xam-xam ci àdduna waxuma ci Sénégal ci àdduna bi laa wax. kooku su ñëwee taxaw wax ñu dara. loolu mu ñu wax dañ ko war a déglu ay naatangoom ba nga xam ne fu ñu teg rek ñu tegu fa suñu ko deful nag. mbas mi daal mi ngi fi dafa wër àdduna. loolu ñëpp la jaaxal kon waa Sénégal it mi ngi fi variant anglais bi ñëw na parce que frontière virus amul frontière. ci jaww ji lay jógee ci nit ñi lay jógee. donc fu nekk lay jógee donc am na lu mu laaj daal nañu ñaan yàlla may ñu dal ak matuwaay bu ñu ko topp. amiin maître bala ñoo génn foofu ndax yaa ngi juñu léegi mesures yu gouvernement bi jël dañ si dellusiwaat mais dama bëggoon ndax yow mën nañu wax ne rescapé nga te Sénégal fii ñu bëri nañ ñaan wan leen ma ñan la Covid dal te yéen ñi nga xam ne borom mi tur ngeen borom mi ay kilifa ngeen. heureusement ba bu leen dalee di ngeen ko partage ak sénégalais pour sensibiliser ndax anonyme bi nga xam ne wala sénégalais lambda vraiment nag sans benn connotation péjorative mu dal ko dina du yomb ci moom mu mun a sensibiliser nu mu yombee ci yéen ñi nga xam ne borom mi tuur ngeen nit ñi ràññee nañ leen kon mu bëggoon ci tuuti rek nga partager ak ñun yow naka nga xamee ne da nga am corona fan nga cas contact woon naka nga ko yëgee yan symptômes nga am fan nga jàpp ne fa la ko amee ak tamit prise en charge bi naka la demee hôpital bi fi nga nekkoon ak surtout que actuellement nii xam nga ñu bëri seen kër lañ ils sont suivis à domicile parce que centre de traitement yi dafa xaw a fees donc explique ñu daal vraiment ci lu ndaw rek je sais que c'est assez intime assez privé mais c'est important fu réew mu toll yow ngay kilifa da nga jël sa responsabilité ba mu la dalee nga mënoo noppi ndax kenn boo ko waxuloon kenn du ko xam mais nga partage ak Sénégalais pour sensibiliser leen ñu xam ne lii am na te dëgg la. waaw man de li ma bëgg jëkk wax képp ku ne corona amul mosoo gis ku ko am man am naa ko te jàpp naa nag am na fu ma teg sama bopp ba nga xam ne bi du ma nettali lu amul nga xamul lu ma ciy wut dama feebaroon moom kenn du ko puukare waaye dinañ ko wax pour nit ñi gindiku tout à fait nga yee leen su dee mën nga leen yee may wax ne man jàpp naa man cas communautaire laa woon mënuma la wax nag fan laa ko jëlee fagaru naa lépp loo xam ne nit da koy def ci fagaru def naa ko di takk masque di moytu nit ñi di moytu di dem ci nit ñi su ma toogee sama kër maa ngi yore sama gel yore kële hydroalcool ku lokkee yeeg buntu yeeg caabi yëpp dama ko doon def waaye yàlla moo ma ko jox mënuma la wax nag fu mu jógee waaye leen daal mën naa la ko wax suy ñëw bi jiitu day mel ni sibiru rek mais sibiru boo xam ne bi moo gën a metti sibiru sa yaram ci say wewu tànk ba say da ngay toog ba sa day mel ni sax sa kawar day mel ni day metti léppay metti foo laal comme màgget rek da ngay sonn da ngay appal da ngay loof bu metti nga ànd ak sëqët di ñandu di nga toog jamono yoo xam ne bi sax du sa làmmiñ dootul safati dara
mën nga jël kaani ñu suppal la ko nga naan ko doo xam ne kaani ngay nga perte de goût bi ñuy wax ngay perte de goût dootoo sentir dara yooyu et puis ak coono gi ngay loof yow foofu nga xamee ne il faut que nga dem nga ut spécialiste mu xoolal la wala waaw man bi ma dalee nag parce que man yàlla dafa def yooyu jamono may gëstu di xool nu muy demee première symptôme yi bu mu ñëwee rek laa jóg ne damay seetu ji bi ma demee it ak sëqat parce que man li ma gënoon a sonnal mooy dafa jàpp sama dënn or su jàppee sa dënn da ngay sëqat et puis loolu daf lay gën a sonal noyyi bi dafay metti doo mën a noyyi bu doy et puis docteur bi ñu ko xoolee dañ leen li ngay noyyi li oxygène bi dafay manqué looloo tax ñu lay defal ay tuyau di ko jaarale sa bakkan pour nga mën a noyyi ku doy loolu aussi bokk na ci ñuy sonal nit ñi maanaam daal li ma ko mën a wax su la dalee day mel ni da nga sibbiru mais sibbiru bu yàgg te sibbiru bu lay loofal loof bu ëpp waar noonu lay ñëwee et yooyu dafay baax na nit ñi bu ñu ragal parce que damay koy wax toujours feebar moom yàllaa ko yore amul benn gàcce ndax dama feebar boo xam ne bii amul lu ci ruslu ab virus la buy jóg di dem ci jaww ji da ngay nuyu nit mu jox la ko nit sëqat nga bokk ak moom fenn mu noyyi nga jot nga moytuwee lépp waaw donc loolu am benn gàcce amu ci amul loo ciy rusit amul rus tax naan dama feebar dara nekk parce que ku sibiru da naan dama sibiru prise en charge bi naka la demee est-ce que kii bi comment on dit faj bi naka ndax metti na cher na wala am na loo fay loo parce que xëy na peut-être pour nit ñi xam nu mu demee man de kañ la ban à quel moment lañ la wax ne Maître Amadou Sall laa kii nga wax man daal bi ma seetloo amul lenn benn yoon boo xam ne bi fay naa ci dara damay waxal yàlla rek kenn laaju ma nit fayal te gisuma ku fay te bi ma dalee dañ ma yóbbu hôpital parce que docteur yi bi ñu ma xoolee ñoom ñoo ma ne il faut que ñu yóbbu la hôpital bi ma demee hôpital toog naa fa fukki fan ci fukki fan yi it faj nañ ma jox nañ ma ay garab amul lenn lu metti dinañu la jox ay doom yooyu naan xam nga doom moom du metti dinañu la samp nag dinañu la piqûre moom dara nekku ci am na nag ñoo xam ne dañu xaw a mel ni ko man dañoo xaw a ragal piqûre bon ci service su professeur Seydi laa nekkoon dama koy gërëm parce que am na yërmande di mu ngi teew docteur yam fa nekkal yi mu di docteur yi mooy liggéeyal mu di infirmier yi mu di garçon de salle yi mu di ba ci femme de ménage yi ñuy toppatoo néegi di ko setal ñoom ñëpp professionnalisme lañ fa wane ak yërmande da ngay doo toog néew na nga toog waxtu wala ñaari waxtu te nit ñëwul nemmeeku la wax ak yow ba xool ci loo toll. sànq ñu nga doon wax ci njëlbeen waxtaan bi mu aju ci mesures yi nga xam ne nguur gi jël na ko mesures yi actuellement du bëri dafa tënku ci couvre-feu. Couvre-feu bi de 21h à 5h du matin yaa ngi dégg complainte sénégalais yi ñu bëri ñi ngi ñaxtu ndax dañ jàpp ne couvre-feu bi dafa loofal seen ay activités ba ci des mooy ba tey gisuñu njariñam pertinence am ndaxte ba tey kaa yaa ngi gën a yokku néew yaa ngi naka noonu ak yi ni mel et que ñu bëggoon xam ndax ñu bëri daal dañuy dingat couvre-feu bi ba ne damay boole nag yu bëri ñëwaal ak mooy ñëw ci aju loi d'habilitation bi nga xam ne aujourd'hui moo may président Macky Sall sañ-sañu mu jël yenn dogal yi sans pour autant mu jaar Assemblée nationale actuellement ñu ngi ci catastrophe naturelle par exemple foofu yëpp juriste bi nga doon avocat bi nga doon ak tamit surtout sénégalais bi nga doon lan nga mën a wax sénégalais yi ci sa xalaat ci lii waaw ñaar laa ci tontu jiitu mooy mesure yu gouvernement jël gis nga àdduna gis xam-xam bi ci jiitu mooy ngay xool li ci des lu ñuy def la copie àdduna bi yëpp yaar la ñuy def dañuy def couvre-feu ak confinement ndax feebar bi su dee nit ki lay dal su génnee wàll ko ku toog sa kër doo wàll kenn loolu la ñu bëri ci àdduna di def bi ci des mooy ñu ne à partir de tel waxtu kenn du génn pour nit ñu toog seen biir tout à fait noonu moo ci jiitu am na it yeneen lu ñuy laaj mesure barrière mooy ku nekk dand sa moroom kenn ku ci nekk di raxasu sa loxo kenn ku nekk sol masque mais loolu yëpp soo leen boolee mooy tax feebar bi wàññeeku mais soo xoolee Sénégal dafa am loo xam mënuñu ko def li ñu mënul def mooy confinement
mënoo def confinement parce que fii Sénégal nit ñi ñu bëri ci bokk xëy na ñoo ci ëpp suñ ci ëpp nit bëri nañu waaye yaakaar naa ñoo ci ëpp soo jëlee kii jaay gerte caaf kii jaay ci mbedd mi ki nekk ci oto yi di jaay mécanicien yi ba informel bi ñoo gën a bëri soo leen ne da ngeen di toog seen kër te ñoom ñoo yore seen i njaboot waaw dinañ toog seen kër waaye ku toog sa kër amoo looy dundee il faut gouvernement dundal la te gouvernement amul lu muy dundalee mënu ko bokk mën na ci as tuut waaye am na fa xam su fa àggaa du ko def donc confinement dafay jafe mais su confinement jafee gouvernement war na mën a wax ne dem bi ak dikk bi dañ koy seetaat oto yi bu ñu fees pour ci biir oto yi ñu dandante ci biir oto yi tant de nit ngay jël ñooñu ngay jël dañuy sol masque loolu gouvernement mën na ko def gouvernement def na ko te it ne dañuy def couvre-feu waaye wax dëgg ne xàll Sénégal suñu waxalee yàlla rek ñu ci ëpp ci nit ñi bëccëg la ñuy liggéey xëy na restaurant yi café yi ñoom ñooy liggéey guddi waaye dinañu liggéey bëccëg ñu ne dañuy def couvre-feu lépp pour wàññi man loolu man dangu naa ko damay wax dara gis nga ci njëlbeen ba loolu mu xëy na gouvernement am na lu ma wax lajj mais loo xam ne bi daf ko tàmbalee continuer wu ko dafa tàmbale lu baax waaye continuer ko gis nga ci njëlbeen bi président Macky Sall dafa woo ñëpp amul ku mu woowul bu mu woowee nit ñi lii la leen wax voilà fi réew mi toll lii laa bëgg def dama bëgg ngeen jàpp ci ba mu ko defee Sénégal gépp ci jàpp walaay dëgg la xam nga suñu toogee Sénégal ba jëmmi jamono Touba tëj jàkk yi Tivaouane tëj jàkk yi église yi ñu tëj ko loolu lu rëy la waaye xëy na nañ ko tàmbale woon ca njëlbeen ca ndorteel la di woo nit ñi ci njeexteel la deful na demewul noonu ba nit ñu commencé di critiquer xale yi génn ci mbedd mi loolu aussi laajoon na lu bëri communication expliquer leen que li ñu leen fay téye ci mbedd mi du pour tere leen mbedd mi pour ñoom la pour kenn ku ci nekk sa wér gu yaram la ndax ku toog sa kër soo feebaree soo toogee sa kër mun na am soo fajoo nga wër d'accord waaye doo wàll keneen ki nekk ci biti te saa yoo génnee nga am ko di nga wàll nit kon ne nit ñi toog seen kër donc toog sa kër pour weer wala ñaari weer wala fukki fan wàññiwul dara li ci des li mooy li ngay wax li gëm naa ne loi état d'urgence xam nga fu lu bëri def nañ ko def nañu loi habilitation assemblée nationale ne autorisé nañu président de la république li nga xam ne assemblée rek moo ko mën a def muy loi jox nañ ko moom mu décider lu ko neex pendant weer xaw ma ñaari weer lu président bëgg rek mën na ko def pour ñu nit ñi duñu loru ñu def ko jox nañ ko loolu def nañu état d'urgence bi état d'urgence ci loi ñett moo koy indi benn bi muy trouble ordre public bu rëy boo xam ne bi il faut nga wut ay matuwaay ba trouble bi ni ñu nekk ci mbedd mi di yëngatoog yooyu la trouble boobu la ñu arrêté ko ñaareel bi mu am ay nit ñoo xam dañuy dem ba sécurité intérieure u réew mi dafay am problème di def état d'urgence ñetteel bi mooy espèce de calamité naturelle ñëw par exemple suuf si yëngatu àdduna yëngatu ñu def état d'urgence waaye état d'urgence fukki fan ak ñaar lay doon su ko weesoo il faut nga delluwaat assemblée ñu voté waat ko kooku état d'urgence civil yi ñoo ko yore gouverneur préfet président ak ay ministres su demee ba metti nag ba nga xam ne bi sécurité intérieure ak sécurité extérieure bu dëkk bi dañ ko compromettre état de siège la ñuy def su ñu defee état de siège nag soldats yi ñoo yore lépp mais état d'urgence sanitaire dafay tax gouvernement gën a mën a liggéey gën a gaaw mais jàpp naa ne ni ñu ko defee ni xëy na ci mettit bi ak ci lu jàmp moo tax ñu defee que ni ñu ko defee waaye man dama naan jarul may critiquer dinañ ci génn suñu demee ba lii yëpp jeex il faut que loi bi ñu seetaat ko. ndax lan loi bi d'abord bi ci jiitu bi soo ko seetloo loi baa ngi ni ma yore. article 24 dañu ne. suñu toogee ba mu am situation wu catastrophe. naturelle wala sanitaire. mooy par exemple mbënd mu méttee métti. wala mbas ba nga xam ne bii autorité administrative bi su boobaa dina mën a wax état catastrophe moo am. dina am weer boo xam ne bi dina jël mesure bu nekk mën na ko jël. lu mu laaj benn bi ci jiitu mooy dem beeg dikk bi ci jiitu mooy ñu téye nit ñi seen i kër. ba du ñu génn mais loolu dafay porter atteinte. li tubaab yi di wax ñun juristes yi à la liberté d'aller et de venir. luy porter atteinte à la liberté d'aller et de venir laaj na ñu déclarer ko. par exemple tey amul benn yoon xam nga état d'urgence. président de la république moo jël décret. ne état d'urgence am na.
constaté naa que réew mi am na trouble. nit ñaa ngi ci mbedd mi. ñu ngi reyante. damay def état d'urgence pour loolu arrêter. wala mu ne sécurité intérieure wala extérieure. biir ak bitig réew mi yëpp. ne am jàmm amatu fi. ma def état de siège. su ma defee état d'urgence. loolu day tax gouverneur. préfet ak ministre yi kenn ku ci nekk ci état d'urgence boobu li nga war a def yëpp nga def ko. su dee état de siège la militaires yi nga xam ñoom ñoo yore pouvoir bi état de siège décret boobu ñu jël mooy tax lu nekk ñu mën ko def kon su catastrophe naturelle amee baaxoon na président de la république taxaw jël décret ne catastrophe naturelle am na. loolu mooy permettre gouverneur ministre yi ku ci nekk li nga war a def nga def ko. donc ci dañu xaw a yàkkamti dans la précipitation mais aussi dañ koy comprendre. parce que yaa ko wax. bés bu yàlla sàkk nit ñi di gën a bëri. parce que dañu demoon. toog nañu Sénégal ba jamono ñëw ñetti cas am dem nañ ba am ñetti cas. ñett rek ñëpp ne affaire bi jeex na. ñëpp sumi seen masque. dama wax ba bëgg de ne jeexul même su dee benn cas la dañu def ndànk. waaye dañu dem ba ñëpp sumi seen masque. oto yi fees dell di ngay gis koo xam ne kii même su solee masque bi muy sol bi daana ko soo ko fóotee mën nga ci bind daa. doo fay tilim dootul maskati donc ñu ngi dañ dem ba bàyyeeku. donc mu am urgence. man comprendre naa loolu. donc dañuy yàkkamte gouvernement su yàkkamtee mën na am mu fakkastalu mais man du ma xool fakkastalu bi damay xool lu mu ci jublu ak lu muy def suñu demee ba loolu jeex nag ñu ne nañu xoolaat loi bi ba ñu permettre président de la république mu jël décret ne état d'urgence sanitaire moo fi nekk pour un mois la loolu mooy li gën a rafet parce que dafay porter atteinte aux libertés léegi tey jii su dee président jëlul benn décision gouverneur jël benn décision wala préfet wala benn ministre porter atteinte qu'est-ce qui va se passer soo dajee ay plaideur dañuy dem tribunal donc yooyu yëpp mën nañ ko moytu mais nangu naa ne urgence moo taxoon su yàkkamti amee yàkkamti mën nga dem ba yoon wa nga waroon jaar doo ko jaar mais j'excuse le gouvernement damay waxal yàlla rek je peux les excuser mais parce que aussi devant l'urgence gars yi da ngay yàkkamti mais aussi la rédaction des lois technique la laaj na aussi parfois nga circulariser ko mu jaar ci ministre yëpp parfois aussi nga woo opposition bi nga woo homme politique yi ñu discuter ci parce que ça nous concerne tous. pour jeexal ci mbas mi li nga wax ni lu am solo la ndaxte ñu bëri ñiy critiquer loi d'habilitation bi yëpp foofu nga dugg sa baaraam loolu lañ ciy wax mooy mu tere nit ñi li seen liberté dem beeg dikk beeg yi ni mel ak tamit yàqamti bi ñu ko jëlee te ci nguur tamit kenn xaaru ci moom yàqamti mais assemblée nationale ñu bëri dañ jàpp ne ci nguur président Macky Sall dafa néew doole trop ndax presque pratiquement avant mbas mi sax du ñëw ba ñu supprimer poste premier ministre mënatul contrôler de manière efficiente action gouvernement donc action exécutif bi mbas mi ñëw ak loi yu ñu jël te ñu bëri dañ jàpp tam même loi d'habilitation bi sax président Macky Sall soxla woon comme ni nga waxee rek ne xëy na pour gën a efficace la waaye yoon na majorité mécanique bu nit ñi di wax à l'Assemblée nationale mais terewul mu jël ndogal lu mel noonu kon ñu bëri dañ jàpp tamit ne Assemblée nationale loi bi ñu jël beneen forfaiture bu mag la boo xam ne dañ ko teg ci kawam te loolu yëpp nag bu yàggee dafay suuxal démocratie suuxal liberté te kon bu boobaa dañu nekk ci réew moo xam ne mën nañ ko méngale ak république. waaw man affaire bi royaume plutôt. waaw affaire bi dama bëgg wax ne dëgg la il y a eu beaucoup de réformes. mën nañ ci d'accord mën nañ ci bañ a d'accord. bon man damay waxal yàlla rek bu ñu supprimer premier ministre. dama bokkoon ci ñi nga xam dañ ne woon d'accorduñ ci. ñu kooku beneen débat la. président de la république moom mooy xool naka la bëggee doxalee bon il est élu pour ça. mais man damay jàpp ne assemblée nationale. pouvoir yu bëri amee na ko. la question ce n'est pas est-ce que am na ko wala am ko. la question mooy naka lay doxee. c'est-à-dire que war nañu toll foo xam ne fi député yi dañuy def seen liggéey. parce que tey gouvernement loi yi muy doxal su ko assemblée voté wul loi du am kon xam nga ne dagam assemblée mooy voté loi yi su ko gouvernement joxee loi am na sañ-sañ ne d'accorduma ci du am. kon kooku compétence am bëri na. na exécuter boobu compétence. deuxième compétence bi l'Assemblée nationale loi moo ko may muy contrôler les politiques publiques. daf ko war a contrôler a posteriori comme a priori. a priori parce que lu ñuy def dinañu ko xool. a posteriori parce que dafay contrôler les politiques publiques. xam nga su ko doxalul kon ñoom ci ñoom la. am na
loo xam ne bi nangu naa ko am na lu ñu wàññi ci pouvoir bu assemblée. bu njëkk assemblée nationale amoon na sañ-sañ def motion de censure. xëy na loolu amatul. loolu wàññi na pouvoir am. day dindi équilibre. des pouvoirs mais pour man loolu c'est pas le plus important. le plus important mooy assemblée li ñu ko jox. nga ko def mais tu me diras que ñu réew mi doxee la. ndax politique. kon imbrication wu politique yi. ak parti politique seen doxit moo tax ba assemblée nationale xëy na du def liggéeyam. loolu lu ñu war a seetaat la. tey jii damay jox benn exemple woote nañu plusieurs fois ay loi changer constitution pour que l'assemblée puisse chaque semaine. woo gouvernement bi waxtaan ak gouvernement bi. en France ça se fait. en France chaque mercredi. le gouvernement day ñëw ci kanamu assemblée ñu koy poser question muy tontu. gis naa ne am na ay député bu majorité. comme ay député bu opposition yu ne ils ont posé ay questions orales au gouvernement et ba léegi le gouvernement ne répond pas il faut que gis nga démocratie mooy équilibre des pouvoirs gouvernement am na solo am na pouvoir parce que dañ ko fal président de la république dañ ko fal moom moo fal ministre am assemblée nationale dañ ko fal ñoom ñooy nekk député yi assemblée dafay contrôler gouvernement mais su assemblée ñàkkee fayda ba du woo gouvernement ba du contrôler gouvernement dina am lu suuxe lu sooxe ci suñu démocratie mais bu dee assemblée am na fu lay woo gouvernement bañ ko faale nag. mais en ce moment là ñoom mën nañu changer loi parce que gëw ma ne dina indi histoire mënul indi histoire mënul indi xuloo mënul indi xeex parce que tey jii su la gouvernement woowee nga bañ su ëllëgee nga am sa loi nga def ko assemblée nationale non su la assemblée nationale woowee nga bañ yow gouvernement ëllëg nga dem ci assemblée nationale da nga bëgg voter loi assemblée day bañ. majorité mécanique nag ma fa am. non xam nga waaw loolu laay wax loolu xam nga li indi majorité bi xam nga dans tous les pays du monde dafa am majorité. États-Unis dafa am majorité. France dafa am majorité. Israël dafa am majorité. Maroc day am majorité. feneen day am majorité mais ci doxalin bi la. dégg nga donc dafa am majorité ak opposition mais majorité su woowee gouvernement pour lu tax muy woo gouvernement pour ñu éclairer ko pour gouvernement wax ak réew mi parce que assemblée mooy lan assemblée mooy pencum réew mi ña fa nekk mooy ñi réew mi yabal donc démocratie premier acte de démocratie mooy le dialogue des institutions que le gouvernement di dialoguer avec l'assemblée parce que si le gouvernement di dialoguer ak assemblée mooy gouvernement mi ngi dialoguer ak population bi kooku mooy premier acte de démocratie deuxième acte de démocratie mooy jamono voté su jotee nit ñi les partis politiques ñoo ñëw di dialoguer ak population bi donc affaire bi ci fonctionnement institutionnel la ñu war a xoolaat. Alors maître El Hadj Amadou Sall ancien avocat et ancien ministre de la justice garde des Sceaux ñi ngi dem nag lentement mais sûrement si njeextal émission bi ñu dugg nag ñu jeexal bi question doogu dugg nag rapidement ci question politique mu ñëw ci arrestation Boubacar Seye bu Horizon sans frontières moom tamit mu am ñu bëri ñoo xam ne ci askan wi ak diaspora bi naqar na leen ndax lañ ko jàppee délit de diffusion de fausses nouvelles la suivre nga certainement actualité boobu mu aju rek ci li mu ne Union européenne mu participer benn séminaire boo xam ne ka fa toogal Union européenne dafa fësal ne kuréel gi mu ne jox nañu xaalis bu bari réewu Sénégal pour jàppale ko mu teg ay projet ñoom en tout cas pour xeex immigration clandestine ba mu génnee moom fësal yooyu le en tout cas tasaare boobu xibaar laaj nag nguur Sénégal ñu leeral xaalis boobu fan lañ ko dugal ba mu ñibbisee Sénégal ci lañ ko tëj mais damay ñëw ci bu weesoo sa xalaat ci loolu surtout ci juriste bi ko doon ba tey délit de diffusion de fausses nouvelles ndax war na continuer ba tey di nekk ci suñu législation naka noonu article 19 bu code de procédure pénale bi nga xam ne may na juge d'instruction boo mën a doon mu tëj placé sous mandat de dépôt képp koo xam ne teg nañ tuuma boobu sa kaw yow mi sa bopp sax une fois teg nañ ko sa kaw ci ba ngay opposé wu ak président Macky Sall sa xalaat ci yi mbir ma la. waaw damay wax balaa may ñëw ci loi bi damay wax démocratie. gis nga démocratie ak xëccoo ak werante ñooy ànd. démocratie su fa xëccoo ak werante amatul rek dootul démocratie dama lay wax dara man jullit laa ñun ay jullit lañu.
gis nga ngën di bindeef sallallahu alayhi wa sallam bu mu jógee bi mu wuyee boromam dafa toog te dañu war ko remplacer parce que Ababacar Saddiq dafa jóg ne man Ababacar Saddiq maay taaw ndax gannaaw Khadija ak doomu jiitle sallallahu alayhi wa sallam man maa jëkk nekk jullit ci àdduna kon maa ko war a uutu maa war a uutu Asim Omar benn Xataab ne déedéet man maa ko war a remplacer ndax bu jëkk pour nga nodd dañu ragal ci ay tax la ñu jël di ci nodd mu ne maa toj tax ya man maa noddloo Bilaal ba ñëpp di ko dégg kon maa ko war a doon Ousmane jóg ne man Ousmane maay noree nii man maa denc ñaari doom sallallahu alayhi wa sallam maa ko war a mën a doon Alioune Aba Talib jóg ne man Alioune maay rakkam Aba Talib mooy sama baay Abdul Manaar mooy sama maam parce que maa ak moom ñoo bokk maam maa ko war a doon xam nga loolu xëccoo la xëccoo mooy indi werante donc werante loolu mooy démocratie pourtant mujj nañ ko remplacer donc adduna démocratie werante ak xëccoo su nit ñëwee ne da ngeen sàcc xaalis da ngeen wax da ngeen def nañu leeral parce que loolu dañ lay teg dañ lay tiiñal suñ la tiiñalee day tax nga tontu bañu ma ñu yóbbu nit tribunal waaye ma ñëw ci droit bañu ma nit dem tribunal parce que ku def lu war a tax nga dem tribunal nga dem tribunal mais tribunal aussi tiiñal la pour nga mën a yow mi wax ne diw sàcc na nga sàcc na mais loolu jarul ñu di ci tëj nit jaru ko parce que jox nañ leen xaalis fu xaalis bi dugg ñu ne xaalis bi d'abord xaalis amul ki war a wax amul ñu génne firnde yow mi ne xaalis dañ ko sàcc nga génne firnde soo génnul firnde soo ñëwee wax benn yoon tuumaal nit nga dem tribunal ñu teggi tuuma ne nag da nga yaa tooñ nga def ñaari yoon nga dem ñu ne yaa tooñ su ñettee nag ñun ñu bàyyi la donc loolu aussi baax na nit ñi nangu di werante nit ñi nangu di xëccoo nit ñi nangu di coow parce que démocratie ak coow mooy ànd waaye démocratie boo xam ne bi coow du am mën gëwuma loolu dégg nga bañu ma ñu topp leen tribunal kooku ça ne me dérange pas mais d'accord ma su dee dañ lay topp pour fausse nouvelle wala trouble à l'ordre public que le mandat de dépôt soit obligatoire nañu am dans nos juridictions le juge des libertés koo xam nit ko indépendant la mooy xool ndegam ki ñuy topp war nañ ko téye wala waruñu ko téye mu am ay délits yoo xam ne bi nag kenn waru ci délit politique ci champ politique bi ñu ñuy xëccoo kenn mënu ci tëj waruñu mën a tëj nit donc man donte ne tey jii dañu bokk ci gouvernement élargi du tee aussi ñu ngi jàppale gouvernement bi waaye nag dëgg nag kaañ la suñu nañ ko wax parce que loolu mooy tax réew mi di dox mën nañu parce que dañuy xool Ablaye Wade ñaata woon lañ ko jàpp ci délit d'opinion est-ce que tere na mu nekk président Macky Sall topp nañ ko plusieurs fois boo ko police def ko est-ce que tere na ko mu nekk président d'accord donc amul njëriñ dégg nga et man nag damay wax li nga xam ne dama ko vivre sous Abdou Diouf ñu jàpp la parce que da ngay wax sa dëgg yóbbu la kaso ma vivre ko ci Macky Sall ngay taxaw wax sa dëgg ñu jàpp tëj la kaso lu muy jëriñ du tere li ma bëgg a wax dinaa ko wax su ma génnee dinaa ko baamtu parce que aussi kaso day dërkisloo nit da lay jox fit donc nit ñi nañu maandu nañ leen may ñu maandu nañ leen may ñu dëggu may nit ñi muy waxal ni nit ñi am xel que su nit waxee te li muy wax du dëgg ñu ne ko li ngay wax du dëgg wax ci jeex jarul ñuy dem tribunal di yóbbu nit ñi di mobiliser ñuy may nit ñi comme ni nga xale di wax may buzz dañ leen di may buzz parce que nit koo xam ne bi tey ku bëgg tekki dara su dee da ngay ñëw wax dara nit ñu jàpp la nga am ci buzz nga dem wuti ko loola day tax nga am buzz donc franchement man daal sama wàllu bopp loolu nag sama bopp laay waxal parce que nag aussi man avocat la yàlla def ma bokk ci fii association des juristes démocrates ak ñoom maître Babacar Niang ak ñoom maître Fadilou Diop dañu bokkoon ci ñu ko doon doxal bokk ci ñi fi indi amnistie ak ñoom Bakar Waly Ndiaye yi ñu def ko bokk ci RADDHO dama bokk ci ñu ko fi defar bokk ci ONDH ak ñoom Mame Bassine Niang donc loolu ñu xeex lépp ba ñu nekkee ay gune ba léegi ñu koy xeex pour nit ñi mën a wax li ñuy wax dañuy continuer di ko xeex ak nu mu mënti demee donc nañu bàyyi nit ñi ñu wax képp ku wax loo warul wax nit ñi seen bopp ñoom ñoo lay jéppi ñoo lay sëpp ba dootoo tekki dara loolu moo ëpp solo nga ñàkk tekki dara ci nit ñi parce que da nga wax ju ëpp moo gën nga wax ju ëpp
ëpp ñu yóbbu la tribunal parce que suñu yóbbu tribunal rek may la bës. wallaay dëgg la mais wax ji rafet na alors ñu ñëw ci leneen bi nag ñu dugg ci aspect avant aspect politique bi Ibrahima Cissé réalisateur bi may xamal ne sama waxtu li ci des bareetul affaire Diary Sow bi rek laa bëgg moom laa bëgg a jeexalee bala maa ñëw ci yëfu politique bi affaire Diary Sow ñibbisi na sax ci muy réew mi ñu bëri dañoo ñaawlu politisation à outrance ak Sëñ Mbaye Thiam ministre ndox meek yooyu na mu yenoo affaire bi dox ak moom fu moo siiwal yëfi fu mu àgg ñu bëri tam nañu ko baaraamu tuuma ne bës bi nga wax nii utaale na ko ci kaw xale bi ndax na mu yenoo affaire yi na mu ko kiiwee te xëy na yëf yi la ma gënoon soxla mooy discrétion waxtaan ak si suuf ba yëf yi sotti ndax ñu mën a may xale bi bu subaa mu mën a jaxasoog nit ñi te du ci am benn képp sa xalaat. gis nga Aïssatou kuy ñaan doom bu am njëriñ bul ñaan yàlla am lu ñuy wax li tubaab di wax doom bu surdoué gis nga surdoué mooy ni seen xel wër ba ñu am xam dañu nekk xale yeewu ba mag yeewu mag la ñu yore ñooñu soo leen kële xaajee ñett bi ci jiitu bi seen jàng day yàqu ndax dañu bëri xam-xam beneen xaaj bi seen jàng du dem ndax duñu seen xel dañu am feebaru xel benn xaaj bi rek moom mooy réussir muy le tiers donc c'est des enfants fragiles soo amee xale bu fragile mag ti suñu ay doom lañu parce que Diary Sow am naa doom yu ko mag am naa sax ay sët yu toll ni comme moom donc dañ koy ñaanal yàlla mu génn ci lii ñuy wax ne xale su tollee foofu day soxla ñu di ko ñaanal ak di ko jàppale di ko pousse di ko dimbale surtout nag su dee dañ ko teel a médiatiser parce que du ñëpp ñoo ko attan bon loolu laa ci mën a wax li ci des li bëgguma ci wax parce que bëgguma ko yàqal dara dama koy ñaanal yàlla yàlla may na ko xam-xam yàlla may na ko dal mu ngi nokk ci ay tolof-tolof ñun mag ñi ñun kilifa yi ñun ay moroomu baayam ñoo koy ñaanal di ko jàppale bu mu génn ci lii ba tekki mën a amal njëriñ ay njabootam waaye coow li bëri na xale soo ko dugalee ci coow rek da nga koy gaañ dañ koy jàppale di ko pousse di ko dimbale yu toll noonu sax laajoon na ñu yóbbu ko ci nga xam dañu am xam-xam ci loolu nga xam seen métier la ndax ay nit ñu am ay jafe-jafe ñu jàppale leen ñu mën a dem loolu rek laa ci dëgg la mais d'accord naa ak yow ci loolu léegi nañu ñëw nag ci politique foofu la ñuy jeexalee émission bi ànd sukkali soppi mooy sa parti politique léegi nga bokk ko ak sa ay vieux compagnons ci PDS dañu la fa dàqee nag PDS moo tax ngeen taxawal loolu xam naa bu ñu la fa dàquloon surtout mel na yow ba tey yaa nga fa ndax ku libéral de cœur nga et de conviction te ku xam parti démocratique sénégalais xam ne combat bu ne yaa nga fa sa robe avocat chaque jour saa yu ma invité na la maître bokk nga ci avocat xanaa yu gën a pauvre yi ndax défendre waa PDS ak ñi ni mel waaye en tout cas jooy ngeen fa ngeen créé donc seen parti politique ànd sukkali soppi ni nga ko waxee sànq ngeen bokk léegi ci mouvance présidentielle bi waaye ba ngeen bokkee ci mouvance présidentielle ba léegi feeñu leen ci débat politique bi mutisme boobu nag laa bëgg a xam lan moo ko waral da ngeen bañ wax lu naqari Macky Sall président de la République wala ñu bëri si yéen ndax Oumar Sarr rek moo seen jiit moo amagum poste ñu bëri si yéen dañuy xaar kuy yoddu sëkk da ngeen xaar ñu jox leen dara ba pare ngeen doog a xam nu ngeen taxawee wala lu waral tekkaaral bi ngeen tekkaaral ci débat politique bi. est-ce que man noonu naa laa kuy xaar dara parce que li nga ma laaj yëpp tontu naa la ci. waaw seetuma li neex nguur gi wala lu ko naq damay xool rek li ma jàpp ne. mooy li jub. loo xam ne aussi dafa baax. ci ñu yore réew mi. noonu lañ koy doxalee mais c'est que réew mi. dëgg la que opposition moo gën a yomb. nekk ci majorité. ñun dañu bokk ci majorité. mais dans des situations yu xaw a compliquées. ndax dañ ci bokk mais bokkuñu ci Benno Bokk Yaakaar. en tout cas kenn laaju ñu bokk ci. bokk na Benno Bokk Yaakaar bokkuñu ci woowuñu ñu. kon bokkuñu ci. d'accord de sorte que dafay xaw a indi yenn jafe-jafe yi man damay wax ñett moo ñu séq ak Macky Sall ak gouvernement benn bi dañu ànd ak moom pour multiples raisons. suñ ci waree wax dinañ ci wax. kon soo ci àndee mënoo ne dama bokk ma
soo ci àndee da ngay am solidarité ak gouvernement bi. ñaareel bi dafa am ku bokk ci ñun ku nekk ci gouvernement bi mu di Oumar Sarr suñu doomu ndey la ñoo yàgg xeex ànd ba fii. moom lépp lu mu def ci gouvernement bi dañ ci ànd ak moom solidarité totale la. ñetteel bi mooy puisque ñu koy waxee ci tubaab nous ne sommes pas au cœur de la définition des politiques de l'État. bokkuñu ci politique bi nu ñu koy waxee. am na luñ ci bokk waaye am na luñ ci lu xam kenn laajuñu. kon nañu maandu li nga xam kenn laajuñu si ñu koy doxal ñu am droit de critique. droit de critique mais une critique objective du une critique destructive xam nga. nit ki soo àndee di nga am droit muy doxal. nga ne ko li ngay doxal li ànduma ci su ma sañoon nii lay doxalee nii lañ koy doxalee pour mu gën a dem kanam mais boobu critique du critique booy def ci mbedd bi. sooy def ci mbedd bi parce que da nga bokk. soo bokkee ki nga ko séqal ki ngay toog ngay wax ak moom ci définition politique yi. am na loo xam ne bi nag jarul nga di ko xaar. soo ma laajee ci liberté jàpp nañu diw loo ci xalaat dama lay wax li ma ci xalaat parce que kooku bokkul ak définition des politiques. ça c'est des problèmes de liberté. yoo xam da ngay bëgg ñu avancer loolu dañ koy wax ci mbokk mbedd bi ñëpp dégg ko. waaye le reste tey jii corona bi moo tax. xëy na nit ñi nu ñu waroon mën a dajee. di toog di ko waxtaan de mënula am et c'est pas facile. ngeen di toog toujours ci téléphone di ko régler am na yoo xam ne ngeen war a toog. ngeen toog ngeen di ko wax. donc loolu la mais loolu du ñu wàññi suñu liberté d'appréciation dans le cadre d'un gouvernement élargi. D'accord loolu moo ci nekk. mais nous restons libres et nous restons solidaires avec le gouvernement bi di def. d'accord léegi beneen bi mooy man bëggoon naa xam wax naa léegi de dégguma la nga tontu si xëy na nga ko fàtte Oumar Sarr rek mu am poste te yéen ñi ànd ak moom dëgg-dëgg ay kàngam ngeen kenn ku ne si yéen mënoon naa dugg ci gouvernement bi am ci poste ndax yàgg ngeen dugg ci gouvernement jaaxalu leen donc dama xamul nag te bëgg naa ko xam aussi yan terme ngeen d'accord ak président Macky Sall ci ànd ak moom ak aussi yéen la ngeen mën a yokkal Macky Sall. waaw ban valeur ajoutée ngeen man xaw ma nag am naa valeur ajoutée ou pas mais dama lay wax dara ñun lu ñu dugal ci gouvernement ñu ngi basé wu ci dialogue national ak dialogue politique bi ñu def. dama koy wax toujours dialogue politique bañ fay dem dañu toog suñu ndajoor ñu gis Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yónnee nit mu teewal ko fa nga xool ci sa càmmoñ. nga gis Serigne Babacar Sy Mansour yónni nit mu teewal ko fa. nga xool ci sa kanam nga gis Serigne Ablaye Thiaw Laye waa Léona Niassène waa Medina Baye Serigne si yëpp yónni ay nit nga xool ci sa ginnaaw Monseigneur Benjamin Ndiaye yónni nit ñuy discuter ci intérêt réew mi ñooñu fa ñu teew nga teew fa ak ñoom lu ñu la joxoñ di nga ko ñeme yoon bu ñu jël di nga ko ñemee. donc dañu toog di dialogue ñu jàpp ne dialogue boobu baax na ci réew mi may wax ne liñ ciy xaar tey fi réew mi toll Sénégal toll ak fi àdduna toll am na yaar ba yett yu ñuy xaar ci gouvernement ñu am ci yaakaar loolu bi jiitu mooy l'indépendance nationale xam nga am réew soo demee bañ ne am nga nekk nga pays pétrolier am nga gaz am nga pétrole dëkk yi ko am yëpp dafa fitna daf fay nekk et dëkk yu ko am yëpp suñu deful ndànk rek dëkk ba day daal donc dañu yaakaar ci dialogue national bi ak li dialogue bi def li mu wax même su dee parewul ko loolu mooy c'est un élément essentiel dañu amoon sax benn commission défense et sécurité buy wane naka la ñuy défendre réew mi donc loolu am na ci solo ba réew mi ànd ak dal naka suñ doon waxee dañ naan dañu sang réew mi mais sang réew mi mooy réew mi ànd ak dal nit ñi ñuy gouverner ak jàmm ak salaam ñu opposé wu su jëmmi jamono jotee yu def élection yu jaar ci yoon ku falu ñëpp d'accord ne falu ko loolu mooy indépendance nationale ak démocratie beneen bi te ñu gëm ko moo di unité nationale toll nañu tey fii chaque jour soo may laaj xam nga tey ndax laajoo ma ko ne doo ko bandum xam nga doon ko fi dégg ñuy wax di wax ñu ne loolu yëpp ak li xew ci sud bi ak li xew loolu yëpp jot na tey Sénégal ñu xam ñun ñëpp dañu bokk benn ndey bokk benn baay dañuy werante comme nañ ko doon defee jamonoy sallallahu alayhi wa sallam di xëccoo waaye du tee que lépp dañ koy def dans l'unité nationale bokk na ci li ñuy xaar ci gouvernement loolu soo koy xaar ci gouvernement dootoo gisati sa bopp man dama naan muy man muy Babacar Gaye muy Oumar Sarr muy xale yi ñu àndal yëpp ñun ñoo ëpp ministre dañ ko ëpp donc su da nga ko ëpp
réew mi nag moo ñu ëpp ñun. moo ñu féete kaw donc lépp loo xam ne bi li ñu bëgg ci li ñu namm ci réew mi li ñu bëgg ci réew mi dañuy doxali jubali foofu. loolu ñun ànd nañ ci. booleen ci nag ko wax dëgg neex yàlla soo amee suñuy kilifa ñoo xam ñoom ñëpp dañu ñaanal. ñoom ñëpp dañu taxaw nekk ci kanam. wan ñu yoon xàllal ñu yoon. di nga am dootoo en tout cas man ragaluma fi ma jëm. bëri na ci observateurs yi ak analystes yi ak peut-être lenn ci askan wi ñu leen di reprocher yéen waa ànd sukkali soppi ne yéen ak Idrissa Seck da ngeen contribuer ci démocratie bi ngay wax sànq ne il faut mu am ñu ne waaw am ñu ne déet que yéen ba ngeen jógee dem ànd ak président Macky Sall da ngeen nërmeel wala da ngeen néewal doole bu baax a baax opposition bi parce que yéen ba ngeen fi nekkee dëgg-dëgg amoon na équilibre des pouvoirs bi ngay wax amoon na feeñoon na mooy ndax yéen ay opposants de qualité ngeen ñoo xam ne bu ngeen wax seen wax kenn mënu ko faagaagal kon bu ngeen demee yéen ñëpp dem fekk ji le camp du oui bàyyi le camp du non moo ñu jural xëy na li ñu gis léegi ni nga xam ne ay activistes ñoo yor léegi opposition bi ñoo yore kàddu bi ak ay politiciens yoo xam ni ñu ngi doog a ñëw bëgguma wax dara à 25e ou 26e heure mais dañu gën a maanaam daal seen loxo mi ngi ci li ñëpp di ñoo jooy actuellement la pauvreté wala qualité de débat public ak politique bu néew doole bu oyof bi fi am yéen am ngeen seen responsabilité quelque part tamit da ngeen trahir peuple bi bu ngeen waaw loolu tontu ni dina yomb xam nga man damay wax naan Sénégal il faut que ñu am lu tubaab di wax capacité d'observation. man maa ngi tàmbale 2012 Ablaye Wade dafa quitté pouvoir sénégalais yi ñoo ko décidé fal Macky Sall. Macky Sall ñan ñoo ko fal ñan la àndaloon Mamadou Lamine Diallo bokkoon na ci. Abdoul Mbaye bokkoon na ci. Idrissa Seck bokkoon na ci. Thierno Alassane Sall bokkoon na ci. tey daanaka. ñu nekk ci opposition bi ñu wax ñëpp dañu àndoon ak Macky Sall Cheikh Bamba Dièye. ba demoon na ba nekk ministre. Gakou demoon na ba nekk ministre ñoom ñëpp dañu àndoon ak Macky Sall Abdoul Mbaye premier ministre la woon. ñu nekkoon opposition bi mooy waa PDS Pape Diop ñoom Decroix. ak quelques autres. ñu toog ña nekkoon ak Macky Sall. ba ci Idrissa Seck su ñu ko jàppale la bokkoon. ñoom ñu fekk suñu opposition. xam nga kon. bu ñu wax ne ñun ñoo yàq opposition. parce que ñi àndoon ak moom ñu ci bëri du ñu ñëw ci opposition. ñi nekkoon opposition mu am as néew yu dem fekki ko. ci ay anam yu ñu waxtaanee. donc tey situation wu Sénégal yooyu bokk na dama koy wax ragaluma di ko wax il faut que aussi ñu xool ñi ànd ñu war a mën a ànd. da ngay wax damay jox benn exemple. tey ñi nga xam ne bii ñi ci ëpp. ci ñi dem ànd ji ak Macky Sall. ñi ko def. ñu ci bëri dañu àndoon ak moom. bu ñu nekkee ci Ablaye Wade ay libéraux lañu. Macky Sall xam nga libéral la. Idrissa Seck du libéral la du ñun ay libéraux lañu. moo daañu fa du libéral. d'accord kon am na àdduna aussi. nu muy doxee. man gëm naa ne. politique gu Sénégal il faut ñu am jamono moom laay wax démocratie. ñu àgg foo xam ne dafay leer. ñuy wax. le courant socialiste ou social-démocrate ànd courant libéral ànd courant conservateur ànd maintenant suñuy dox ba ci jëmm jamono te réew mi dina laaj xëy na ñëpp ànd nekk benn mais kooku ay circonstances la Ablaye Wade libéral la Abdou Diouf socialiste la woon dem nañu ba jamono ñëw Abdou Diouf ak Ablaye Wade libéraux yi ak socialistes yi ànd nekk benn ay communistes fekk leen ci d'accord après mu tas libéraux yi jëlaat pouvoir donc loolu mooy la marche normale du pays mais Sénégal nu mu tëddee ak nu mu ko doxalee parfois que l'émotion et la sensibilité dans le champ sentimentalisme dans le champ politique day dem ba frontières yi dafay dañ donc il est bon que aussi que ñu poser problème bi de cette façon là au lieu de dire yéen a nekkoon opposition léegi ànd ngeen ñi ànd ni d'abord les libéraux se sont retrouvés d'abord parce que ñoo bokk fu ñu jëm te suñu waxalee yàlla nga jël Idrissa Seck ak man muy libéral lan moo ñuy différencier
wala nga boole ci kële Ousmane Ngom lu ñuy différencier base bi benn la maintenant dinañuy dem ba ci diggante bi ñu xuloo suñu biir mu am ay réeroo ku nekk créer sa parti mais dina jot jamono les libéraux seront ensemble les sociaux-démocrates ensemble les conservateurs ensemble les ultra-libéraux ensemble noonu lay àdduna di doxee. D'accord alors maître yi nag mooy question Rafa balaa ñii di fay seen lumière yi troisième candidature président troisième candidature président Macky Sall dama na j'allais dire troisième mandat est-ce que d'accord nga ak sa mag ci baro bi maître Doudou Ndoye xam naa. non man li may wax man. loolu du ma ci xam nga man kan laa d'accordal. mais dégg nga li mu wax. dégg naa li mu wax. du ma tontu xam nga lan laay gëm. xam nga moi je ne mets pas lu tubaab di wax la charrue avant les bœufs. xam nga Macky Sall la ñuy wax est-ce que mën na wala mënul. xam nga moom tontuwul loolu. waaw mais yow lu sa xalaat. xam déedéet man sama xalaat wax naa ko yàgg na amul ci solo. mooy la sa xalaat amul solo. déedéet amul solo. parce que man damay wax dama ci waxoon ba pare. dama ne laaj nga ma tontu naa la ci man nangu naa li Macky Sall waxoon. dañ ko fal motul 3 mois. ñuy discuter est-ce que mën na nekkaat candidat. mu ne leen su ma nekk candidat laa sama parti day tas. parce que kenn ku nekk da ngay bëgg ñëw dootuma amati autorité. su ma nekk candidat laa non su ma nee du ma candidat. sama parti day tas kenn ku nekk damay bëgg nekk. su ma nee du ma nekk candidat laa Sénégal yi coow li day bëri su jamono jotee dinaa leen tontu man lu mu ci wax dinaa ko tontu c'est-à-dire parce que moom la c'est-à-dire que moom la. mais question mais maître j'aimerais quand même dégg la ci la vraiment je ne parle pas à ki ànd ak bu yàgg dootuma la xàmmee de. dootul question lii Doudou Ndoye li Doudou Ndoye wax. laa bëgg xam nga maître nga édifier xam nga dama bëgg. nee na bu toll waaw. damay bañ. en tout cas bëggoo ci wax. damay bañ débat bi ñu def ko débat de juriste c'est un débat politique. mais déjà nekk débat de juriste. dama lay wax rek c'est un débat politique. c'est un débat politique kon nekkul débat juriste. non le débat il est juridique. xam nga il est juridique. accessoirement xam nga lu tax soo demee ci droit. nit ñi da nga leen di lëndëmal. da nga gis moitié bi ne mën na moitié bi ne mënul. mais saxaar lan la yow. déglu ma parce que du ma dugg moo tax ma ni man. je suis sur le terrain politique je ne suis pas est-ce que man fii da nga ma fi invité comme avocat invité woo ma fi comme avocat. da nga ma fi invité comme homme politique. je suis sur le terrain politique. gis nga Macky Sall moom la ak sénégalais yi. su dee candidat la sénégalais dinañu ko tontu su ne du candidat sénégalais dinañu ko tontu donc pour man je ne vois pas pourquoi. mais xam nga dawaale rek. voilà déedéet dama lay wax rek. mais daw nga tuuti question bi. dama dawuma ko. bëgg xam nga. parce que gënoon catégorique que ça. non ba tey sur cette question là. demal nga vaar lu ci ëpp loolu laa ciy tontu. lu ci ëpp. il est arrivé que ma am une réponse ferme mais. réponse ferme moom laa bëgg a fii. jaru ko parce que xam nga déedéet man luñ may meree ci lan. ku may mere Macky Sall lu may mere ci lan. lu may mere man j'ai mon métier j'exerce mon métier man maa décidé souverainement kenn sexaluma suukar maa toog ba mu neex ma ñu waxtaan ñu xool ma ni ci réew mi nu muy demee ak les raisons pour lesquelles ma wax ko fii jàpp naa ne mën nañu def gouvernement élargi ça n'empêche pas que je reste un homme libre. mais c'est pas parce que tu es un homme libre que le débat c'est-à-dire que da ngay toog n'importe quel débat dañ koy poser dégg nga man. Je réponds à des questions qui sont posées. La question qui est posée, c'est Macky Sall qui pose la question. C'est lui seul mooy poser question bi mooy taxaw ne Sénégalais yi dama bëgg 3e mandat ñu tontu ko wala mu taxaw ne bëgguma 3e mandat mais toog fi di spéculer est-ce que am na ci droit amu ci droit nga taxaw diviser réew mi la moitié du pays dit mën na ko am l'autre moitié dit que mënu ko am ngeen indi une controverse su ko defee gis nga c'était comme Wade. ñi taxaw ne mën na ñi amul mën na professeur de droit yi ne professeur de droit xam droit constitutionnel moitié bi ne mën na moitié bi ne mënul day leen demal nit ñi. D'accord donc da ngay xaar ba mu ne man la. su dee d'accorduloo parce que man du ma nëbb sama xalaat. su ma d'accordul dinaa ko ne d'accorduma ci lu leer nañ mais mooy poser problème bi. d'accord ce n'est pas Massamba ou Mademba qui va poser le problème. parce que pour man ce n'est pas un problème juridique. parce que si c'est un problème juridique on trouvera c'est les sciences sociales gis nga soo demee tribunal avocat bi naan nañ ko tëj avocat bi ne deful. muy werante laay bañ. dama bëgg jël décision. moom nee na candidat la ñu tontu ko. su ne du candidat
ñu xam luñ koy tontu aussi. d'accord ñu xaar bu bés ba. alors dernière avant si nga may ma 2 minutes rek dernière avant dernière question damay boole ñaar ba tey mooy Karim Wade ak maître Wade yéen a ngi mos ngeen di déggante waat ngeen récemment ou pas ak aussi li ñu agité woon temps yële passé te déggaatuñu si benn nouvelle parce que temps yaa ngi wax amnistie mooy amnistie ou pas bu Karim ak Khalifa Sall. waaw loolu man dama ko weesu parce que àndoon nañu Ablaye Wade dama koy wax toujours suñu bàyyi la suñu kilifa la. àdduna du gudd fan ba nit dégg sama làmmiñ bi lu toll ni tarfatal ay ni mu di ko wax di ko teg ci Ablaye Wade. woo naa ko yàggul di ko truc mais bi ma koy woo malheureusement dafa jàppoon ba jotuma wax ak moom. li ci des di weesu naa ko. Karim Wade dama doon avocat ñu ànd tunu waaye du tee sama rakk la. sama doomu ndey la. lépp loo xam ne bi diggante nit ak nit ay xarit ak ay rakk dañ ko war a def dañ koy def. mais politique moom wax dëgg ne xel loolu moom weesu naa ko te bëggatuma ci wax. je ne regarde pas dans le rétroviseur fi ma nekk nga xam lan laa lay wax. li ma jëkkati man wax naa ko plusieurs fois dama bëgg et je pense que dina tontu sax dina tontu aussi li nga ma laaj 2024 man dama bëgg prochain président de la république jógee suñu parti. soit muy Oumar Sarr soit muy Oumar Sarr soit muy man soit muy Babacar Gueye soit muy Sara Sall soit muy kaneen ñun loolu lañu bëgg dañ pouvoir lañ moo ñu tax a jóg xam nga tubaab dañ ko wax tubaab la problématique de tout parti politique c'est la prise et l'exercice du pouvoir. mais kon en 2024. loolu moo ma tax a jóg sa parti ànd sukkali. loolu moo dañu bëgg 2024. candidat bi jógee ci ñun nekk président de la république. ci yéen ak ku mënti woon ànd sukkali. waaw candidat bi ñuy jël ñun. mu nekk moom mooy nekk président de la république ñun loolu la ñu bëgg moo ñu tax a jóg. te ce sera dans vos rangs. candidat suñu candidat bu jógee suñu rang. moo ñu gënal mu nekk président de la république loolu la ñuy tax moom mooy parce que loolu parti politique. defoo ko pour su jàppale jotee di nga jàppale. mais parti politique li ko tax a jóg. mooy jël pouvoir. ñun pouvoir lañu bëgg. loolu leer na alors dernière question bi nag dama am samay xarit yu bari yoo xam ne ñu ngi ci milieu justice dañ ma eggee benn jëw nee nañu ba nga bokk nga daal bu ñu doon tey def tey peloton bu ñu doon podium nekk le meilleur ministre de la justice bu mu mës a jaax ci 20 dernières années yi yow da nga yëg ci podium bi ndax ba nga fa nekkee avocat nga waaye fexe nga ba avocat yi meruñu greffier yi meruñu administration meruñu naka noonu magistrat yi léegi loolu nag jëw la boo xam ne dama la ko baaxee moo may indi ci laaj bii ndax nga gis te actuellement justice bi muy doxee ci réew mi. waaw xam nga man en tant que avocat en tant que acteur de la justice. et ancien ministre garde des Sceaux man ba may gën a nekk xale. déggoon naa magu avocat yi ak magum magistrat yi doon wax yooyu jamono que le meilleur ministre de la justice Alioune Badara Mbengue la woon. yooyu temps xale laa woon ñoom ñoo xam li ko xam nga qui est meilleur qui n'est pas meilleur c'est pas ça qui importe. xam nga lan moo am solo kenn ku ci nekk jamono ba ngay ñëw. li nekk seen mission nga def ko. justice nu muy doxee bëgguma ci sori parce que xam nga soo nekkoo ministre de la justice. da ngay bañ a gêner sa dina xaw a compliqué. je comprends mais mënoon na gën a. parce que perception la. Sénégalais yi waroon nañu gën a mën a rassurer par leur justice. et leurs hommes de droit et leurs hommes de justice. des na liggéey des na ci am na lu bëri lu ñu war a liggéey. mooy ñun avocats yi magistrats yi chancellerie ak gouvernement am na lu ñu war a liggéey ba changer totalement l'image que sénégalais yi am seen justice. loolu am na ci solo kooku liggéey la boo xam war nañ ko mën a def. alors maître El Hadj Amadou Sall sa émission jeex na ma bàyyi la nga tàggatoo ak sénégalais yooyu déglu xanaa da nga tudd benn quelques mots en pulaar. non c'est pas. te amoo envie làq bël. non xam nga bon def nañu suñu émission wolof. nañ ko continuer noonu li ci am solo rek mooy. dama lay gërëm ci li nga ma invité j'espère simplement. xam nga man je veux toujours su may laaj man du ma am fu fuyant. loo ma laaj rek dama la ciy tontu. parce que aussi ñun ñëpp.
loolooy suñu puukare. ñu xoolaat teg sénégalais yi. sénégalais yi ñu ñuy laaj parce que li nga may laaj mooy li ma sénégalais di laaj. mooy xëy na mooy bokk ci li sénégalais yi soxla. xëy na tontu lii aussi sénégalais yooyu tontu la ñuy laaj. bon li ci des li dama lay remercier encore une fois say technicien. remercier Youssou sama rakk la sama xarit la. ak remercier waa GFM yëpp. alors maître Amadou Sall ñu lay gërëm aussi mais comme ni nga waxee am na yoo xam ne nii xaw nga dawaale tuuti mais majeure partie bi quand même dëgg-dëgg tontu boo xam ne ma laa doon xaar ci yow wax naa la man bokk naa ci sa fan club yi et si yu bëri sa liberté de ton et cetera te effectivement tey yaa ngi ànd ak président Macky Sall bu la neexoon tey am na yu bëri yoo xam ne doo ci wax te wax nga ci donc te wax nga ci en toute liberté donc ma kontaan ci loolu kontaan tamit ci li nga répondre positivement suñu invitation di la gërëm di gërëm tamit sénégalais yi ñoo seetaan ak équipe bi yow du ma la tudd gis naa la waaye du ma la tudd ndax du ma tudd daal gis naa la wax dafa doon neex ma du ma tudd cëppi du ma la faale je préfère tudd Ibrahima Cissé sama mag jooju nekk si réalisation ak production ak ñi mu àndal di gërëm nag bu baax a baax sama rakk ji Madeleine Diaw Mado borom club style waaye Mado ci coiffure bi ak ci make-up bi comme d'habitude donc moo fi jaar temps yi moom laay doxantoo donc xam nga moom bu bëggee ñëpp ñàkk moo tax nee na ma daal posal ñëpp nga ñëwaat ci man ba ci kanam tuuti donc bu ñu xulowee rek ma delluwaat fa ma nekkoon donc pour le moment comme jubóo nañu donc c'est le grand amour voilà donc voilà mi ngi noonu Madeleine la Moussa nga dugal yëfam ci suuf rek mi ngi foofu en face Camp Leclerc Moussa seen sama rakk ji ci montage bi face to face dellusiwaat ci kanam ma gërëm nag bàyyi bu baax di gërëm ñëpp daal ak ki ma bañ a tudd jàkkaarloog man face to face beneen dimanche incha allah jërëjëf.